mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ci senucom tv.com ñu ngi am mbégte di jënawaat ak yéen fii ci studio Senucom Média ci seen 6e numéro émission Sen Entrepreneuriat tey nag seen émission Sen Entrepreneuriat dafa rek daal di dalal ki nga xamante ni Jean-Paul Ndiaye lañ koy wax Jean-Paul Ndiaye nekk chef d'entreprise Jean-Paul Ndiaye nekk un entrepreneur en action Jean-Paul Ndiaye nekk un créateur d'emploi Jean-Paul Ndiaye di jiite entreprise bi nga xamante ne BGV TAB 3 nekk ci Grand Mbao Jean-Paul Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Aziz ñu ngi lay fay di rafetlu vraiment invitation bi ñu invité ci plateau Senucom TV. Senucom TV. di jaajëfal vraiment sa liggéey Aziz. ñu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf Jean-Paul Ndiaye dañuy rek daal di def lu dul xuus ci liggéey bi tey question bi ma lay njëkk a laaj mooy naka la idée wala maanaam amul bi nga xamante ne liggéey bi nga nekk di def naka la duggee ak ci ban période la. ok donc Aziz question bi nga laajte question bu am solo la ma sawar vraiment tontu ci parce que bu ñu xoolee bu baax a baax ñun nu ñu def ba ñëw fii vraiment chance bu mag la li ko waral mooy dañu doon liggéey ci benn bërëb ci benn église comme un formateur agriculture parce que jàngoon nañ tuuti ba am vraiment attestation en agronome daan doon liggéey comme un formateur yàlla tax aussi ci moment vacances ma daal di jóge au niveau de Fatick pour ñëw Dakar pour quelques moments mais bi ma ñëwee nag ok mu am benn xarit en même temps aussi benn rakk bu jógee dëkk ba mais comme jàngul woon te rakkam jàng na mu daal di woon jël numéro parce que déggoon na annonce bi ñu bindal ko ci papier mu daal di ñëw fekk si ma au niveau de Dakar bu ñu ñëwee nag comme daje nañ foofu fi nga xam foofu moom au niveau de Issine nañu daje woon ok ci benn kër boo xamante ne presque ñu jógee suñu côté dëkk lépp foofu la ñu nekk bu ñu ñëwee nag daje foofu mu wax ma problème bi ne dafa am benn société buy jël ay ndaw di jël ay liggéeykat te moom aussi mu bëgg a liggéey léegi comme jànguloon ñu jox ko mu fexe woon pour maanaam bu fekkee ne am na ku ko mën a yóbbu foofu. mën na ko donc comme yàlla tax na aussi mën naa lire donc dinaa la ko mën a yóbbu ci kattan yàlla mais suba lay doon. et le lendemain aussi Aziz ñu daal di jógee aussi fi nga xam foofu lañu nekkoon muy Issine benn tali. di dox wuti vraiment Liberté 5. bu ñu ñëwee au niveau de Liberté 5 comme amoon nañ adresse bi sur papier. may xool ci adresse bi di xool ci adresse bu yàlla tax aussi ma fëgg fi nga xam foofu la bureau bi nekkoon ci jamono jooju muy Liberté 5 léegi bu ñu vraiment foogee yàlla tax aussi benn dame de fer moo ñu ubbil muy madame Yvette Faye nekk gérante bu mag ci biir liggéey bi bu ñu yàlla taxee aussi mu ubbil ñun aussi man ma posé comme candidat koy wut liggéey léegi jël aussi ñi nga xam ñoom la àndaloon parce que kooku nga xam moo andi papier bi am na sama yeneen nawle yoo xamante ne dañuy mujjoon a àndaat on était au nombre de 5 personnes mais bu ñu ñëwee ñu remplir comme ñi nga xam noonu lañ koy doxale à ce moment di remplir ay questionnaire balaa ñu lay defal entretien. man aussi ma rempliraan leen ñu daal di déposer ci kàttan yàlla après la ñuy recevoir kenn par kenn jox ñu rendez-vous le lundi parce que c'était le jour de samedi. donc je me rappelle très bien c'était le jour de samedi. ñu def vraiment entretien bi ñu jox ñu rendez-vous le lundi. le lundi ba li ma constaté mooy mag waajoo ji nga xam ne moom moo andi woon papier bi ñi ñëw mujjee ñëw bu ñu ñëwee nag yàlla tax ñu defal ñu test man ma boole woon ak benn vraiment waaju baax. waaju am solo mu ñu koy wooyee Mouhamadou Moustapha Touré. Moustapha Touré très bien. mu nekkoon boobu ci ban biir. boobu ñu ngi woon au niveau de BGV TAB maanaam BGV TAB BGV parce que boobu amagul TAB. amagul TAB. très bien. BGV bi lan lay tekki. BGV mooy bureau à grande vitesse. maanaam B bi mooy bureau G bi mooy grande
V bi mooy vitesse. D'accord. muy bureau à grande Noonu la vitesse. société bi tudd. noonu la tudd woon ci jamono jooju. donte jamono bu ñu nekk nii am na changement ci biir. après xam naa bu ñu demee ci biir vraiment waxtaan mën na am ñu jaar ci. yàlla tax aussi bu ñu defalee test ok ñu jël ñu mais comme bu ñu ñëw le lendemain ñeneen ñett ñi nga xamante ñoo ñu gunge woon bu ñu ñëw premier jour. entretien bi mujj ñu woon ñëw. mais yàlla tax aussi maak waa ji ñu mujj ñëw ñu defal ñu test bu ñu defalee test nag ma réussir moom aussi mu réussir ñu jël ñu ci liggéey bi ñun ñaar mais comme Sénégal yi souvent dafay am complexe bu ñu demaatee le deuxième jour bu ñu wàccee si ngoon mu daal di gis ne comme déggul wolof mën na am du mën a def liggéey bi kon mën na dafay bàyyi te en tout cas man dama jóge woon ci liggéey bàyyi sama liggéey daal di ñëw fii. kon nag man. bu bàyyi di waroon a nekk xanaa ci sama côté la waroon na doon parce que moom liggéeyul dara. mais yàlla tax aussi man ma ne donc moom la engagé moom ma fi andi nag mais ça ne veut pas dire que moom ma ëpp expérience wala moom ma ëpp gis-gis dans la vie. ma daal di continuer sama liggéey noonu laa liggéey tey jii noonu laa duggee ci biir c'était vraiment juillet. mois de juillet oui mois de juillet 2002 du moins. 2002 kan ci loxoy kan nga nekkoon kan moo nekkoon sa formateur principal. sama formateur principal moom moo nekk tey jii le responsable du réseau. boo xam dinañ ci ñëw léegi réseau SMD c'est Tété Amadou Ba. moom moo la formé. moom moo nekk ki nga xam moo nekkoon le gérant principal du bureau BGVTAB. ok donc dinañ ci ñëwaat ci kanam ci suñu développement donc foofu lañ la dalalee foofu lañ la formé foofu it nga amee sa autonomie ba ñu jox la maanaam li nga xam ne mooy say raaya beral la pour nga diriger une entreprise. effectivement. sa entreprise naka la tudd. sama entreprise moom mu ngi tudd BGVTAB 3 Aziz. nekk ci Grand Mbao. ci Grand Mbao Cité Baye Niass. ci Cité Baye Niass. foofu la nekk. d'accord tey Jean-Paul Ndiaye bëggoon naa nag nga wax ñu sa entreprise d'une manière générale. effectivement entreprise bi d'une manière générale li ma ci bëgg a andi bon entreprise la boo xamante ne am na ay objectifs. am lu ko yëkkati. et première chose ñun dañuy nekk entreprise boo xamante ne dañuy former ay ndaw jël leen. tàggat leen bu ñu toll ci jamono bu ñu mën a nekkee un chef d'entreprise du ñu woowee un chef d'entreprise jiite société moo tax ci biir formation boobu dañuy def ci moom lu bari parce que dafa am formation intérieure et extérieure. ok moom foofu la amee aussi formation théorique et pratique. ñun ci suñu biir formation dafay am côté théorie c'est dans le centre ci biir centre bi lañ koy defee tous les jours boo gisee tous les matins dañuy def la formation ba 10 heures de 8 heures à 10 heures on fait ce qu'on appelle la formation en théorie formation boobu dana tax ñu gën a former nit ki ci côté mbirum intérieur maanaam xolam ni mu war a vraiment encaisser tolérer mais aussi dana tax aussi mu am gis-gisin pour mën a am xam-xam bu ko mën a téye mu mën a yore société. côté pratique mooy dina wàcc sur le terrain pour jànkonteel nit ñi gisante ak ñoom. parce que dañuy wax ne balaa ngay xam sa waay dem këram. le fait que aussi nga dugg ci këru nit ñi jànkonteel ak ñoom dina tax nga xam nit. dina tax nga xaw a yeewu mais dina tax aussi nga gën a ubbeeku dina tax nga gën a ñeme nit. ba fépp foo nekk da nga mën a def sa liggéey. mais aussi dina tax boo demee ba nekk responsable dina tax nga mën a gérer société ndax lan parce que da nga xam nit bu baax. ci biir pratique boobu dana tax aussi nit ki nga xam moom mooy pratiquer dana am vraiment dana am xaalis par weer. maanaam dana am lu muy gagner par weer parce que dañuy wax ne saako bu solul mënul taxaw moo tax aussi donc bien vrai dana am loolu mais ci biir formation bi nga xam moom lañ def théoriquement dana tax aussi mu mën a remplir ay critères pour mën a avancer y a avancement bi du mu demee te ji yàlla bu taxee ñu jël la premier jour da ngay daal di nekk comme distributeur boo nekkee góor wala distributrice boo nekkee jigéen. nga war a tàmbale aussi ak vraiment BGVTAB 3 di liggéey comme distributeur wala distributrice
mais ci biir liggéey boobu ñu ngi lay former ñu ngi lay orienter mais yow aussi yaa ngi remplir ay critères c'est pour nga mën a avancer parce que lu ñuy liggéey dafa am avancement y a de l'opportunité. te ji bien vrai sama jaar-jaar yëpp duñ ci mën a xuus parce que temps bi duñu ko may. mais bu ñu xoolee bu baax a baax daal di ñëwuma rek daal di nekk responsable ci biir société bi. dama jaar bi fi ñëpp di jaar ci terrain bi boo am as tuut yoo xam jot naa ko fa xam. ndax loolu la woon. oui d'accord Jean-Paul ndax tey mën nga ma gën a leeral ki nga xam ne rek ñëw na def na test admettre nañ ko ci entreprise bi mu dugg kooku day nekk distributeur lay nekk. oui su nekkee distributeur ci li ma comprendre ci li nga wax léegi donc ci lay defee ay enseignement suivre ay enseignement ba 10 heures waaye après enseignement yi ci lay dem en pratique sur le terrain. oui donc mu ngi jàng waaye mu ngi liggéey. donc su wàccee am na ñu koy pointel dina am xaalis boo xamante ne ci moom lay duggaat. effectivement moo ko moom. léegi ci par rapport ak résultats yi nga xamante ne moom la entrepreneur bi maanaam le jeune bi nga xamante ne ñëw na di liggéey ak yéen accepté ñu koy former di ko teg ci yoon di ko jubanti jeune boobu tey yan phase la mën a traverser. donc jeune boobu lu muy traversé dina bari trop li ko waral mooy donc comme wax naa la léegi ne dafa am avancement. dafa am ay étape dafa am ay phase d'avancement. xam nga ñun dañuy jox opportunité lu ñu wax ne donner l'opportunité comme on vous l'a donné dañ la former teg la ci yoon nga def ay phase ba avancé. kon yow lépp loo xamante ne moo war a nekk sa souci lu nekk war a nekk sa bopp. mooy yow aussi nga joxe loolu nga xam moom lañ la jox. moo tax ni nga xamante ne moom la ñuy former dañ leen di jaarloo ci terrain bi ñu former leen bu ñu dëgër mais fexe ñu remplir ay critères. dafa am ay critères phase boo nekk rek am na li ngay remplir. pour ñu ne mel tey boo nekkee distributeur dañ lay former ngay remplir ay critères pour nga nekk leader. noonu lañ lay former waate aussi. boo nekkee leader ok ngay remplir ay critères pour nekk assistant gérant noonu aussi ngay remplir ay critères pour nekk gérant mais même gérant secondaire ngay doon mais boo remplir ay critères yeneen critères da nga mën a nekk nag un gérant principal autonome comme ni nga xam ne tey jii dañ ma formé ba ma nekk ku autonome donc phase yooyu dinañ ko jànkonteel donte aussi am na lu bëri loo xamante ne mu ngi ci biir. donc boo nekkee gérant principal ci ngay yor société ci ngay diriger équipe. ci ngay former équipe yore une société boo xamante ne du yem ci benn bureau seulement mën nga dem ba former ay sociétés yu bëri. loo xamante ci yow la ñuy wekku maanaam yow ci yow la ñu jaar. donte yow aussi am nga fi nga jaar doo fàtte foofu. ndax tey nekk gérant principal maanaam chef d'entreprise yomb na ci yow. mën naa wax ne ci kattanu yàlla. xam nga nag lépp yàlla moo koy def bu ma xoolee intérieurement damay wax ne jafewul ci man ma xoolaat xam ne aussi amoon na difficulté mais aussi difficulté yooyu aussi boo xoolee da ngay xam ne mënul ñàkk dans la vie dara xeelu sotti da ngay dox ndànk-ndànk bu yàlla di la baaxee jàppale la nga daal di yëg ci yeneen dynamique moo tax aussi vraiment tey jii mën naa wax ne vraiment jafewut. en tout cas ku nekk xam na ni gérer entreprise li ci gën a métti bokk na ci di def la comptabilité di def gestion ressources humaines bi waaye aussi di gérer comme yéen ci wàllu distribution yooyu ngeen nekk donc di gérer stock bi. parce que loolu tamit beneen affaire la. effectivement tey loolu yéen naka ngeen di arrivé gérer loolu yëpp. loolu question bu am solo nga posé Aziz parce que gestion bi nga xam moom nga wax nii moo gën a day waar ay gérants yu bari foofu la ñuy amee problème gérer stock gérer personnel gérer aussi comptabilité loolu dafa am solo parce que loolu bu fekkente ne mais heureusement dafa am lu ñu ci jàppale. lan la mooy ci suñu biir formation balaa ngay nekk un grand gérant maanaam balaa ñu leen former gérant dina fekk ñu teg la ci yoon bi ba nga xamante côté boobu doo ci am problème ndax lan parce que actuellement moment bi nga nekk assistant
ñu ngi lay former di la jox ne ni ngay defee ni ngay joxe consigne ni ngay doxalee ni ngay doxalee ni ngay doxalee. boo balaa ngay nekk gérant rek déjà xam nga lépp li ci des nag mooy pratiquer rek lay doonati. dañ lay won yoon bi rek incha allah te mu daal di dem. d'accord Jean-Paul Jean-Paul ci fi nga xamante ne foofu nga nekk di yëngu muy Grand Mbao ci banlieue bi la. vraiment populaire. ndax tey foofu am nga fa ay concurrents. Aziz foofu nag mënuma wax ne am naa fi ay concurrents mais même bu fekkente ne am naa ko fa aussi xawuma leen. kon mën naa wax ne am ma foofu concurrent. d'accord tey ndax mën nga ñu wax ñaata nit ñaata jeune nga jot développé bi nga nekkee gérant principal autonome ba léegi. Aziz ñi ma développé ñu jot a jaar ci sama loxo depuis que ma nekk gérant principal xaw na takku tuuti mais bu ñu xoolee bu baax a baax xam naa lu mu tuuti lu mu gàtt war na def 300 personnes. 300 personnes. oui effectivement lu mu gàtt. actuellement fi mu toll tembe ñaata équipe bu ñaata personnes nga yor di leen véhiculer. effectivement parce que xam nga aussi ci biir 300 personnes yooyu xam nga former nit ki mu jaar ci yow rek ça ne veut pas dire que dina gëm li nga gëm. parce que aussi comme ni ma koy waxee sénégalais du ñu pas comprendre. moo tax aussi nga gis ñoo xamante ne da nga leen intégrer bugg leen a jox valeur. mais fekk na ñoom duñ ko mën a jël ndax lan parce que dañu manqué lu bëri. ba moo tax aussi ci biir 300 personnes yooyu yëpp du ñëpp ay nekk au bureau. tey jii actuellement un nombre de 25 personnes rek moom moo fa nekk ma leen di former et donc de passage sax maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. di leen encourager parce que ñoom ñu ngi def un excellent travail. non seulement des top leaders monsieur Faye. top leader monsieur Fall. top leader monsieur Ndiaye top leader monsieur Diédhiou ñoom ñu ngi def un excellent travail et aussi comme ni ma ko jàngalee avec moi boo gisee aussi ñu bëri duñu mën a taxaw mooy lan parce que sérieux ak rigueur bi may imposer ci ñoom mën nañ ko dekku ci sérieux boobu la ñuy dund. et avec ça aussi yàlla mu ñuy jàppale ñoom ñu ngi def un bon travail maa ngi leen di sant mais moom aussi di leen encourager ñu continuer séance boobu ci kattan yàlla. waaw loolu am na solo defe naa ni dinañ la dégg. tey Jean-Paul en tant que chef d'entreprise ku nekk xam na ni Sénégal créer fi entreprise problème la. waaye nag doxal ko sax moo gën a doon problème. tey yan jafe-jafe ngay jànkonteel ci li nga xamante ne liggéey bi nga nekk di doxal. Aziz question boobu comme ni ma ko waxee ci question yi nga andi fii lépp question yu am solo la. rawatina bi nga xam moom nga andi nii li ko waral mooy suñu jafe-jafe ñun dañoo am benn objectif pour Sénégal d'abord depuis 2002 man mi maa ngi ci liggéey bi yàlla tax bu ma avancé aussi am na objectif comme ñi nga xam ñoo ma formé amee objectif te ñooñu lan mooy seen objectif jàppale askan bi jàppale Sénégal jëm ci kanam ci lu baax. mais suñu jafe-jafe bokk na ci tey jii ñu ngi Sénégal mais benn autorité jéemul xam sax ci lu ñu yëngatu ñun nag ñëwuñu pour laajte kenn dara parce que dañuy góorgóorlu bu ñu nekkee ci liggéey boobu fu ñu toll nii. ci suñu moyen la ñuy dundee fas ñu ci nag yaatal jàppale ay nit ñu avancer ci mbir mi parce que non seulement formation bu ñu leen di jox rek formation la boo xam dafay defar dëkk bi. boole ci nag nit ki mën nañ ko former bu mu liggéey ba am loo xamante ni dina dem bitim rek du ko am. kon sant nañ ci yàlla bu baax kon nag war nañu mën a même bu fekkente ne amul benn lu ñu mën a jox sax ñu nemmeeku ñu jox ñu reconnaissance ñu reconnaître ñu xam ne aussi ñun ñii am na lu ñu def ci dëkk bi. tey ji am nañu doon taxawaalu déjà taxawaalu boobu jeex na ñun mos nañu former nañ ñoo xam ay agresseurs lañu woon. ñu formé leen bu ñu wax ne ñun ñii ay agresseurs lañu woon mais jeex na tàkk. ba loolu ñu dindi ko ci seen bopp yi bu ñu nekk ay liggéeykat loolu jeex na tàkk loolu nga xam moom la ñu def ci nit ki nag imagine nit ki bu muy agressé am na lu mu soxla. mooy lan am na lu mu manqué bu ko jël ci nit ñi. yaakaar ci lan dooleem boobu am na feneen fu mu ko mën a utiliser bu dul jël ab ngànnaay pour def leneen lu ñaaw ci koo xamante ne tey jii sa nawle la nit la comme yow. demoon liggéeyi
moo gënoon am solo ñun aussi comprendre nañ loolu moo tax dañuy jël ñëpp ubbi suñu entreprise yaatal ko ba képp koo xamante ne am na la manqué ñu renforcer la ko ci lu baax. excellent. kon nag normalement autorités yi war nañu bàyyi xel ci lu mel noonu. waaw ndax tey am ngeen benn gestu boo xam ne jóge na ci wàllu ñi yor l'emploi des jeunes promotion xawma emploi des jeunes ni ñu koy wax. waaw. structure en tout cas yi yor effectivement côté emploi jeune. waaw des jeunes ministre de l'emploi. oui ministère de l'emploi. voilà effectivement ministère de l'emploi waaw am na. mais aussi xam nga comme ni ñu koy waxee rek xam nga nit ki aussi comme ñun dañuy góorgóorlu booba tey bu am lu ñu taxawal du ñun dañuy dem foofu rek comme ça parce que am na ni ngay demee dañu foog ne dafa am lu ñu di nga soxla pour ñu jox la ko te ci ay biens te ñun soxlawuñu ay bien vrai soxla nañ ko sax mais parce que aussi ñun boo xoolee bu baax lu ñu gën a soxla accompagnement bi ak reconnaissance yu ñu gën a soxla ñu gën a sentir parce que bu ñu ñëwoon tey jii xam aussi lu ñu def. mën na am ci ñu am ci luñ ci jubbanti ci loo xamante ne ñun gisuñ ko woon. parce que ay nit aussi ñu ngi ci mais néanmoins aussi ku nekk ak lu la yàlla may. kon nag donc loolu dafa amoon solo ñu gën ñu nemmeeku gën a bàyyi xel aussi ci lu ñu def néanmoins nag vraiment ñu ngi ci démarche yi pour aussi gisante ak ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci côté boobu. ndax Jean-Paul yéen ci formation. ak ci distribution de produits rek ngeen yem comme activité. pour l'instant ci côté boobu la ñu yemagum donte nag am na yeneen activités yoo xamante ne ñu ngi à court am nañ benn projet bu bees boo xamante ne yàlla tax aussi ñu koy commencé xam naa sax personnel bi damay sax ci wax ko rek parce que personnel bi yeggaguñ ci lu bëri. li ko waral mooy actuellement am na benn projet boo xam SMD mu ngi koy lal mu ngi koy mébét ok ñu ngi koy préparer au niveau de Mboro mën na am mu nekkaat beneen projet boo xamante ne yeneen liggéey lay doon. donc Jean-Paul Ndiaye bëggoon naa xam aussi ci seen wàllu liggéey ndax yéen dafa am produit boo xam ne rek ci ngeen di liggéey seen doole ci ngeen koy wone wala. tey pare ngeen pour liggéey ci n'importe quel produit. ok Aziz loolu aussi ba tey lu jot a bàyyi xel la pour ñu leeral ko li ko waral mooy aussi ñun yemuñ ci benn produit ndax lan parce que li nga xam moom la ñu imposé du produit bi la ñun suñu formation la ñu imposé fépp fu ñu mën a nekk suñu formation boobu nga xam moom la ñu imposé nag ñi nga xam dañ leen formé tey bu ñu yéeg fu ñu yéeg xam nañ ko. kon du mbirum produit yi moom mooy tax ñu dem. ñun suñu formation moom la ñu defee différence moo tax avec n'importe quel produit ñun mën nañ ko liggéeyee moo tax sax d'ailleurs am na aussi benn structure benn usine boo xamante ne tant nañ ci benn expérience mooy lan am na benn produit boo xamante ne def ci amoon problème ok mais lan moo xew yàlla tax aussi comme dañu demoon foofu démarché pour côté programme bi nga xam moom la ñu demal mu ñu woon doléance yàlla tax ñu jël loolu en charge ba tey jii lijjante nañ loolu. kon kooku bu mu dégg li xam na ne am na loo xamante ne am nañ ko ci doole. kon produit bu nekk mën nañ ko liggéey ci kattan. kon da ngeen di defaale sax li ñuy wax lancement de produit. très bien produit bu bees. oui dañuy def lancement dañuy def distribution lan mooy lancement un nouveau produit dañ koy lancer. sur le marché wala kenn xamagu ko mën nañ ko lancer mais un produit boo xamante ne aussi mu ngi sur place te génn wut mën nañ ko génnee. Jean-Paul tey su ma la doon laaj sa gis-gis ci marché sénégalais bi. waaw marché sénégalais comme ni nga xam noonu la ñëpp di ko jànkonteel am na ay difficultés comme bu ñu xoolee mën na ñàkk ay difficultés en même temps parce que nit ku nekk ak ni ngay gisee man ñaari côté dinaa ko ci wax mu ñun ci côté suñu bopp ni ñuy jëlee ak ni ñuy dugalee yombuñu ci ñun ba nga xam ne amuñ benn problème mooy lan ñun dañuy dem ci usines yi nekk au niveau du Sénégal. jànkonte kii ak ñoom nekk en collaboration ak ñoom ñu am ay produits yu ñu leen di laaj ñu jox ñu ko ñu distribuer ko ci biir terrain bi. mais dañuy jënd ci usine bi dañuy dem ñu jënd ci usine bi. jëlee ko à un prix. oui un prix abordable. mais ñëw aussi wàññi prix boobu pour ñeneen ñi aussi ñu mën ci jot. moo tax aussi ñun suñu affaire dafa am solo ñu bàyyi ci xel un distributeur képp ku jóge ci suñu entreprise bu demee ci terrain ba.
nit ki warul sax xalaat pour waxaale ak moom ndax lan parce que du moom mooy définir prix bi dañ koy définir dans la société balaa ñu ñëw balaa distributeur di ko yóbbu te aussi dañ ci tenir compte ci ñi nga xamante ne amuñu moyen société bi dafay tenir compte ci côté boobu ñun du ñu wut ab bénéfice bu bëri ci benn produit kon naka la ñu def dañu jël produit bi teg ci ab tuuti loo xamante ne société bi du gaañu mais nit ki koy jël aussi du gaañu bu boobaa aussi ki am lu bëri dina ko mën a jël mais ku am lu tuuti aussi dina ko mën a jël ñun noonu la ñuy liggéeyee nga xamante ne aussi ku nekk dana mën a jot ab wàllam ci biir mbir mi mais aussi parce que aussi comme ni ñu koy waxee boo bëggee am bénéfice bu bëri xam nga mën na am doo jaay lu bëri ñun dañu bàyyi xel ci loolu mais nag nga am bénéfice bu tuuti jaay lu bëri nag xoolal différence bi da ngay mujj am tuuti kon ñun ci dynamique boobu la ñuy liggéey ak Sénégal yi buñ ko xamee rek bu ñu demee képp ku ñëw ci sa kanam dootoo ko waxati ne wàññi ko dafa cher. ndax lan parce que dañ koy wàññi balaa ñu ñëw moo tax du moom mooy définir le prix. et aussi ci côté boobu comme aussi côté bi nga xam mooy suñu côté bu ñu jëlee article bi aussi andi ko ñun SMD dafa am structure boppam kenn dematul jël feneen fu la neex nga jëndi am na ko xam moo chargé wu ci côté marché bi moom mooy jël le produit bu jëlee le produit daf koy andi ci suñu entrepôt tous les gérants ñu daal di ñëw définir ni muy demee nag képp kuy jël foofu ngay jëlee versement bu jotee foofu nga koy verser ci kattanu yàlla kon ñun ci côté marché vraiment macha allah yàlla jàppale nañu amul ci benn problème. su ma damay dégg ci say wax ngay wax SMD lu bare SMD kuréel la boo xamante ni yéen ci ngeen bokk. très bien oui ci la ñu bokk. te kuréel marketing distribution. mooy seen marketing distribution mu nekk kuréel boo xamante ne tey jii képp ku nekk ci biir réseau bi xam na ne ñi ko formé c'est des gérants principaux ñu jóge ci yeneen annexes yi daal di dànk wu nekk benn dànk te ñoom ñëpp nag boo xoolee benn formateur la ñu am te formateur bi moo leen woowaat ñu daal di dànk daal di former benn société bu dëgër maintenant. benn réseau bu ngand boo xamante ne actuellement on tourne autour de vraiment ay 500 personnes. ci biir réseau bi oui. maintenant donc loolu nga gis noonu ñëpp boo leen xoolee donc benn dànk la ñu def di xacanoo di doorandoo ñëpp même chose la mu am ku leen guidé nekk le président de seen marketing muy Tete Amadou Ba man mi man moo ma formé yeneen gérants yi nga xam ñoo dugg tey ji ci biir réseau bi. très bien Jean-Paul Ndiaye actuellement Sénégal ñi ngi toll ci période boo xamante ni gis-gisu gouvernement bi son excellence le président de la République Macky Sall dafa nekk ci suqali la production locale. la consommation locale. ndax yéen tey am ngeen gis-gis wala ay projet ci accompagner boobu projet nga xam ne moom la président de la République. oui effectivement am nañ ko li ko waral mooy actuellement ñun loolu bokk na ci suñu mébét ak suñu taxawaay et là va passer souvent dinañ faral di def réunion bu ñu defee réunion dañuy wax ne lan la ñu war a apporter ci côté boobu non seulement ñun dañu nekk ci côté distribution et la formation des jeunes. mais néanmoins donc dañu promouvoir aussi produit local moo tax projet bi nga xam moom laa la wax léegi ma junj ko noonu ci loolu bokk na ci objectif am moo ñu wane produit local naka la amee solo ci dëkk bi. parce que il faut ñu am aussi vraiment benn vision mooy lan ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu jëfandikoo lu nekk au niveau de Sénégal loolu incha allah bokk na ci suñu mébét moo tax am na lu bëri loo xamante ne du yëgaguñ ci mais yàlla bu ñu jàppalee mën na am ñu yëg ci mais am nañ ci gis-gis ne actuellement bëgg nañu gunge vraiment programme bu mag bi nga xamante ne son excellence Macky Sall mu ngi ko lal muy Sénégal émergent ñu ngi ci wetam te incha allah bu fekkee juboon waxtaan nañu rek mën na am ñu am luñ ci def. ci kattan yàlla waaw. Jean-Paul Ndiaye ñu ngi lay nuyu vraiment di rafetlu sa teewaay fii ci plateau émission Sen Entrepreneuriat di wax ne rek tey téléspectateurs yi am nañu honneur recevoir la
ci émission bi mais aussi war nañu xam ne tamit tey da nga ñëw pour indil leen opportunité. opportunité bi nga indil Sénégalais yi lan la Jean-Paul. opportunité yi ma andil Sénégalais yi bokk na ci fii ci suñu si société dañuy former nit ki pour mu nekk ku mag former ko intérieur et extérieur loolu opportunité la. former nit ki aussi ba mu dem ba mën a yore société demal boppam fii au niveau du Sénégal loolu opportunité la former nit ki ba ni mu meloon te mu xawoon a bizarre par rapport ak njabootam mu deñ loolu opportunité la. kon lu ñuy andi fii au niveau du Sénégal ci opportunité bari na mais aussi bi ma koy tënk damay tënk rek ci opportunité bi nga xam moom a gën a amal solo à ce moment mooy lan actuellement Sénégalais dafa war a liggéey képp ku liggéeyul war na liggéey ok moo tax. may woo jeunes yi ñu góorgóorlu nekk ay liggéeykat nag buñ koy wax du muuslu te muusoo nit da ngay summee pour liggéey daal di am dara mais dara xewul rek sotti lépp loo bëgg rek maanaam li ñuy wax ne boo bëggee akar da ngay ñeme kaan yi kon liggéey aussi noonu la boo bëggee avancer dans la vie il faut nga yëngatu il faut nga def dara te ji sa parent sa papa la wala sa yaay la wala sa sëriñ la nu mu gënoon a mën a ñaan muy ñaan ngay tëdd di nelaw chaque jour dem di defi dara ne dama avancer parce que sama sëriñ ñaanal la ma wala sama papa ñaanal la ma waxuma ne da nga avancer mais dina jafe. kon lan moo mën a tax ñaan boobu mu nangu mooy nga jóg nag liggéey xoolu nag yàlla jàppale la nga daal di avancer kon ñaan foofu lay nangoo. ñun nag opportunité bi nga xam moom la ñu yëkkati toog ko ci ndodu Sénégalais yi bokk na ci ñu former leen fii nga xamante ni dañuy débuter ñàkk am dara ñu faral dem bu am lu bëri loo xamante ni tey jii seen naaw la dina leen mën a ñëwee. jërëjëf Jean-Paul bëggoon naa nag nga joxe say numéro ngir jeune bi nga xam ne mu ngi toog duñu seetaan nekk Dakar wala ci région yi bëgg liggéey te xamul fu muy jaar. joxeel sa numéro. effectivement sama numéro. C'est le 77 654 60 93. Bamtuwaat ko. 77 654 60 93 monsieur Ndiaye BGV TAB 3. jërëjëf monsieur Ndiaye BGV TAB 3 monsieur Ndiaye le mot de la fin. oui effectivement le mot de la fin xam naa lu gàtt te simple lay doon bu ma la jaajëfale bu baax a baax kontaan ci vraiment ci invitation bi. merci ak aussi opportunité bi nga xamante ne moom nga ñu may tey jii bu ñu taxaw am as tuut yoo xam bëgg nañ ko sànni di ko jëmale ci Sénégal jëmale ko ci ñi nga xam ñoom la ñu bokkal liggéey. kon vraiment kontaan naa ci sa vraiment sa woote boobu. et aussi di wax ne li may jeexale sama wax bokk na ci. ñaax ndaw yi ñaax aussi parents yi parce que nag am na ñu bëri tey jii duñu dem fenn lan moo leen yàqal seen parents yi bien vrai ñoom bokk nañ ci li leen yàqal seen jëm bopp mais seen parents yi ñeen leen di yàqal mooy lan mooy boo demee ci benn bërëb sax boo gëmante sax mu ne sa liggéey moo baaxul moo tax nga gëmantu wala dugg na fi génne fi te fekk na nit dañ koy yar mu nekk liggéeykat dañ koy bàyyi mu xoos ji mu liggéey mais na nekk lu sérieux nag tere naa nga tere ko bu fekkee mu ngi def naka sa du noonu mais bu fekkente ni liggéey rek la te liggéey la dañ koy appuyer dañ koy jox vraiment pouvoir mu dem continuer ci loolu pour mën a jot li nga xam ne moom la soxla ci côté parents yi vraiment côté boobu dañu ñaan ñu gën a bàyyi seen doom yi ñuy liggéey ci moment bu nekk gën leen jox liberté mais aussi mën nañ leen sàmm aussi d'autant plus ñu ngi bàyyi xel ci ñoom parce que fii ci ñun képp ku ñëw moom ci ñun nekk ci ñun c'est pas la peine ngay sonn ci côté ndax lan parce que li nga xam moom la fi mën a amee du ko mën a am sax kër ga. du fu mën a amee ci formation ci orientation mën na ko am sax sa kër ci këram di mooy mais aussi di ñaax aussi ndaw yi ñu bañ a yàmbare bañ a tayal wala aussi ñu yàkkamti aussi baaxul parce que yàkkamte yàqule olof Njaay moo ko wax kon nañu daal nekk ay liggéeykat nekk ñu jub aussi ñu sérieux parce que suñu structure yi aussi loolu bokk na ci point fort am mooy lan képp mu formé ci sérieux rek ngay dund doo soxla dara loo moomul
te aussi da nga mën a liggéey amoo sa bopp doo ñee kenn loolu moom lañ fiy formé kon ñu ngi leen di wax aussi ñu bàyyi ci xel bu baax ok wax jeunes yi aussi ñu ñëw dañ ñëw liggéey ñun dañu yaatal suñu dënn dañu yaatal suñu société di joxe opportunité bañuñu kenn mais aussi képp ku ñëw na nga xam ne boo mënul sérieux doo ko taxaw loolu il faut mu nekk ku sérieux te bugg a liggéey bugg a tekki ñëwal seen marketing distribution da nga am li nga soxla loolu moo nekkoon sax mot de la fin monsieur Assis Wan. incha allah Jean-Paul Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di la remercier ci teewaay bi. man maa leen war a remercier kontaan naa bu baax monsieur Assis. jërëjëf. ok merci beaucoup merci beaucoup.